محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Certes, celui qui la guide, nul n'est pas l'égaré, mais celui qui laisse dans l'égarement, nul ne saurait le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Qu'Allah étende sur lui ainsi que sur sa famille sa bénédiction et ses multiples salutations. Chers frères et sœurs en la foi, rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour que nous l'adorions. Or, pour que cette adoration puisse être agréée et nous servir au jour dernier, il est impératif qu'elle se base sur une foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, mon frère, ma sœur, l'importance de la foi réside dans le fait qu'elle est la première chose qui nous est recommandée par Allah. Cheikh al-Islam a dit: il est certes connu de la religion du messager et toute la communauté s'est accordée sur ceci, que la base de l'islam et la première chose ordonnée aux créatures est d'attester que nulle autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Également, la foi reste la base de toute action. Ainsi, si l'individu n'est pas croyant, toutes ses actions, aussi nombreuses soient-elles, ne seront pas agréées par Dieu, conformément au verset 39 de la sourate 24, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mon frère, ma sœur, sachez donc qu'il fait partie des choses les plus importantes auxquelles le musulman doit veiller à tout moment, à tout instant et en tout lieu, sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ô mon frère en islam, la foi musulmane se base sur 6 piliers dont il est obligatoire de croire, sans distinction ni séparation. En effet, à la question « c'est quoi la foi ?», l'envoyé d'Allah répond: croire, c'est de croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses envoyés, de croire au jour dernier et au destin dans ses aspects de bien et de mal. Raconté par Omar ibn Khattab et rapporté par Al-Muslim. Ainsi, croire en Allah, c'est croire en son existence, en son unicité, dans sa création, dans l'adoration et dans ses noms et attributs, et de ne rien lui associer. Croire aux anges également implique de croire en leur existence, en leur pureté, en leur mission. Par exemple, certains d'entre eux ont pour mission de nous surveiller dans nos moindres gestes et paroles, en tout temps et en tout lieu. La foi aux livres révélés, c'est de croire en leur véracité, en leur temps. Mais concernant le Coran, livre infalsifiable, il implique de croire à tout ce qui y est dit, de mettre en pratique ses recommandations et de délaisser ses interdits. Quant à la foi aux prophètes, c'est le fait de croire à tous les prophètes sans exception aucune. Cependant, la foi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oblige à suivre ses recommandations, à croire et confirmer ses dires, de s'éloigner de ce qu'il a interdit et de n'adorer Allah que selon la manière dont il l'a enseigné. La foi au jour dernier, quant à elle, veut dire de croire à son arrivée, au jugement, au paradis, à l'enfer, bref, à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce jour terrifiant. Enfin, la foi au destin revient à croire que tout ce qui nous arrive émane d'Allah et a été programmé avant notre naissance, et que rien ne nous arrivera, à l'exception de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Cependant, mon frère, cela ne dédouane pas le musulman à faire des efforts pour améliorer sa foi
et les conditions de sa vie. Oh mon frère, oh ma sœur, au regard de tout cela, il est évident de constater que la foi et l'action sont indissociables. Autrement dit, l'intérieur de l'être humain règne obligatoirement et apparaît sur son comportement. Le bien vers le bien et le mal vers le mal. C'est dans cette perspective que le messager d'Allah dit, selon Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir, en vérité, il existe dans le corps un morceau de chair par lequel, de sa bonne santé, le corps en entier sera sain. Et de sa corruption, le corps en entier sera corrompu. Eh bien, c'est le cœur. Chers frères et sœurs en la foi pousse indubitablement l'individu à l'action. Le prophète nous le fait comprendre dans un hadith où il dit, d'après Abu Huraira, le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. Le voleur n'est pas croyant au moment où il vole. L'ivrogne n'est pas croyant au moment où il boit le vin, rapporté par Muslim. Donc mon frère, ma sœur, celui qui a la foi n'associe rien à Allah. Celui qui a la foi ne nuit pas à son frère, de par sa main ou bien de par sa langue. Celui qui a la foi ne délaisse pas la prière. Celui qui a la foi ne délaisse pas le jeûne. Celui qui a la foi ne s'habille pas d'une manière indécente. Celui qui a la foi ne fornique pas. Celui qui a la foi ne ment pas. Celui qui a la foi ne vole pas. Celui qui a la foi ne triche pas. Celui qui a la foi ne gaspille pas. Celui qui a la foi ne va pas chez le féticheur. Celui qui a la foi, mon frère, ne perd jamais espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas acceptable de dire, comme certains, que seul le cœur compte car Dieu ne regarde que ce qui est dans les cœurs. Certes, mon frère, Dieu regarde les cœurs, mais il regarde également les actions. En effet, le Tout-Puissant dit, celui qui est croyant est-il comparable au pervers? Non, ils ne sont pas égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge en récompense de ce qu'ils œuvraient. En récompense de ce qu'ils œuvraient. Surat Al-Sajda, versets 18 et 19. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, ce qui montre la relation intrinsèque qui existe entre la foi et les actions. En effet, enfin, rappelle-toi mon frère et rappelle-toi ma sœur, de ce hadith où Abi Amr, Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi raconte, j'ai dit, ô envoyé de Dieu, apprends-moi de l'islam une parole telle que je ne la demanderai à personne d'autre que toi. Il dit alors, dis je crois en Dieu, puis agis avec droiture. Dis je crois en Dieu, puis agis avec droiture. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, nous donne la foi sincère et nous facilite sa mise en pratique. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة مع السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. mbokk jullit yi ginnaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa taala di julli si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne si nii moom la borom bi subhanahu wa taala yónni pour ñu roy si moom. ñu ngi seede di dëggal ne amul benn buur boo xamante ne yee na jaamu boobu kat di amal nit ki njëriñ ñàkk koo jaam dina indi lor ku dul borom bi subhanahu wa taala. waaye ñu ngi seede itam di dëggal ne ki nga xam ne mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la waaye itam ak yeneen taam la boo xam ne moom la yónni si ñun mu nekk xaatamul nabiyyin. mbokk jullit yi ñu ngi fàttali que ñu bàyyiwaat xel ne borom bi subhanahu wa taala dafa ñoo bind ñun ak jinne yi ngi ñu jaamu ko moom dong. moo tax mu ñuy wax ne wa ma xalaqtul jinni wal insa illa li ya'budun bind ma nit ak jinne pour leneen lu doon ngir ñu daal may jaamu moom borom bi subhanahu wa taala. waaye nag pour suñu jaam boobu mën a nekk lu nangu mën a nekk loo xam ne dañ koy bind suñuy compte yomal qiyaam ñu mën ñoo jëriñ yàlla ñuy xool yërëm ñu si loolu il faut mu tegg ci li nga xam ne moom mooy si ngëm yàlla gu wér. nit ki bu fekkente ni si kat ngëm yàlla jiituwul si moom ay jëfam lu mu baax ak lu muy bëri yëpp ala kulli xaal du nekk loo xam ne dañ koy nangu. kon loolu di wane importance ngëm yàlla subhanahu wa taala. mbokk yi njëriñu ngëm yàlla ak importance am dafay delluwaat ci le fekk mu nekk mbir bi nga xam ne kat mooy lu njëkk li ñu sant ñun ñi nga xam ne mooy doomu aadama ak jinne yi.
moo tax Cheikh al Islam day wax ne leer na amul benn sikki sàkk ne diine bi nga xam ne mooy diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te jullit yëpp dëppoo si nañ si ne diine boobu kat di si njëkk te njëkk ko digal nit ki mooy mu seede ne amul benn buur bu ñuy jaam ku dul yàlla waaye mu seede itam yéen sala yent bi yent yàlla mais également tamit jaamu yàlla la te loolu boo xoolee nit buy tuub loolu lañ njëkk wax bu ñuy wax li nga xam ne moom mooy ponk islam sax balaa ñuy wax ay jaamu yàlla dañuy wax njëkk ngëm yàlla subhanahu wa taala kon gëm googu moom la nit ki war a fexe ba mu jiitu si moom mu nekk lu sincère si moom balaa muy dem di def leneen loo xamante ne si ay jaamu yàlla subhanahu wa taala bokk na istam li tax ngëm yàlla am solo balaa nit ki di xërtalu si ay jëf mooy ni ngëm yàlla moom dafa nekk loo xamante ne si nii bu nekkul say jëf waxoon naa ko léegi yamal xiyaam boo ñëwee da ngay am surprise ndax ni nga jëf ay jëf yu bëri ay jëf yu baax waaye bu fekkente ne si ba nga koy jëf kat taxul maam gëmoo woon yàlla subhanahu wa taala jëf yooyu du la amal benn njëriñ da ngay ñëw kër yàlla ne la wa qadimnaa ilaa maa amilu min amalin fa ja'alnaahu haba'an mansuura sa yàlla dana la wan say jëf ba nga gis ko loolu mu bëri loolu mu def ko poussière parce que yow jëf boobu noonu kat gëm yàlla jiituwul si moom moo tax mu ñuy wax alquran ne ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla subhanahu wa taala muy misaal ñii di weddi yàlla subhanahu wa taala seen ay jëf des fois nga dégg ku ne la ah jamono xam ko tubaab bu ñu dugg àjjana kenn dugg àjjana déedéet ajuwul foofu du si jëf kese mais ngëm gi moo jiitu ba pare ma yàlla nee na subhanahu wa taala jamono xam ñi nga xam ne dañuy ñëw weddi woon yàlla subhanahu wa taala indi ay jëf yu bëri seen ay jëf day mel ni koo xam ne dafa nekk si désert mar lool taxaw seen lu mel ni ndox des fois boo nekkee si tali da nga koy gis nga seen lu mel ni ndox mu waaxu daw ñëw ba foofu fekk gisu fa dara ñu ne ñoom seen ay jëf jamono xam noonu lay mel dañuy jëf ay jëf yu bëri façon jëf lu ñu koy def waaye bu ñu ñëw ne xam du la amal benn njëriñ parce que li waroon jiitu si ñoom muy ngëm yàlla ak yonent saa salaam jiituwul si moom kon mbokk yi loolu ñu bàyyi si xel bu baax waaye mbokk yi nañ bàyyi waat xel que ni li nga xam ne moom mooy bu ñu waxee ngëm si islam dafay delluwaat fi si juróom benn ponk bi si njëkk moom mooy nit ki gëm yàlla gëm nekku yàlla subhanahu wa taala gëm ne yàlla ku nekk la waaye itam gëm ne yàlla subhanahu wa taala moom moo bind moo xam garab yi la moo xam ñun doomu aadama yi la moo xam asmaan ak suuf amul keneen ko bind ku moom borom bi subhanahu wa taala waaye itam ñu gëm ne borom bi subhanahu wa taala moom rek ñu war a jaamu war ñu ko bakkaale si jaamu googu ak keneen waaye ñu gëm ne tur yi nga xam ne kat moom moo ko yeyoo ak melokaan yi nga xam ne kat moom la taggee boppam ñu xam ne moom rek moom moo ko yeyoo moom borom bi subhanahu wa taala waaye gëm yàlla dafay delluwaat si nga bañ a bokkaale yàlla ak kenn wala ak lenn kon mbokk yi loolu ñu bàyyi si xel bu baax ginnaaw loolu nga gëm li nga xam ne moom mooy malaaka yi gëm ne ñoom tamit ñu nekk lañ yàlla subhanahu wa taala dafa leen bind si pureté si laab boo xamante ne si nii duñ mooy yàlla benn yoon laa ya'suuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun malaaka yi duñ mooy yàlla si lu leen digal waaye tamit lépp lu leen digal dañ ko yàlla jëfee comme ni nga ko war a defee waaye ñu gëm ne malaaka yi ñu am ay mission lañu ñenn ñi ñu ñooy dindi sa ruux malaakal mawt ñii di gàdde ajana ñii di gàdde safara waaye am ñoo xam ne kat dañuy surveiller du ñu topp ba lépp lu ñuy jëf ñu koy bind lépp lu ñuy wax ñu koy bind kon loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax gëm itam li nga xam ne moom mooy téere yi nga xam yàlla moom la wàccee moo xam zabuur la moo xam tawraat moo xam injiil moo xam alquran ñu xam ne ay téere la yi nga xam ne kat wàcce woon na si ay yonent yu ñu war a gëm waaye bu fekkee alquran la te moom mooy téere bi nga xam ne kat moom la yonent bi wàccee moom la yàlla wàccee jox ko yonent sallam ngir ñun pour nga gëm ko gëm gi mën a nekk lu dëgg si yow il faut nga gëm lépp wax boo xamante ne si yàlla wax na ko si alquran boobu waaye nga jëfee bépp ndigle boo xam ne kat yàlla wax na ko si alquran waaye nga bàyyi bépp tere boo xam ne kat yàlla wax na ko si alquran kon foog nga jàng alquran donc jullit mënul delee si alquran mënu ko bañ a ñàkk jàng ñàkk xam lan lay tafsir parce que boo ko xamul leen ala kulli xaal say jëf du mën a méngoo ak ndigle ak ay tere yi nga xam ne moom alquran wax si téere boobu waaye ñu gëm yonent yëpp bañu def différence ak benn yonent waaye ñu xam ne gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay ponk lu si mel ni taatuhu fi ma amar mooy lépp lu ñu digal ñu ko si topp wa tasdiquhu fi ma axbara lépp lu ñu wax ñu dëggal ko te xam ne même bu ñëwagul dina ñëw wajtinaabu ma naha anhu wa zajara ñu moytu sori lépp loo xam ne daf koo tere moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa an laa ya'budullaha illa bi ma shara waaye ñuy jaamu yàlla si façon bi nga xam ne kat exclusivement noonu la ko jàngale mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu gëm li nga xam ne moom mooy bés penc te mooy li nga xamante ne nit ki su ko gëmulee rek ay jëfam booy xool des fois day waroo ak jëf yi nga xam ne kat moom mooy méngoo ak diine wax parce que borom bi subhanahu wa taala mu ngi ñuy wax fa kayfa tattaquuna in kafartum yawma yaj'alul wildaana shiiba bu fekkee ne gëmu leen yawmal qiyaama ndax ngeen mën a ragale yàlla subhanahu wa taala mënta nekk parce que jëf yi ngay jëf
ak bàyyi bi ngay bàyyi tere yaa ngi bàyyi xel ne ah yamal xiyaam kat suñu xisaabee si lii du baax si man moo tax ngay moytu tey def jëf nga xam ne mooy jëf yu baax yi waaye bokk yi ñu gëm li nga xam ne moom mooy ndogal moo xam ndogal mi dafa ñëw ni àndax bànneex moo xam dafa ñëw àndax naxar mais allah kulli xaal ñu ñëw rek ñu gëm ne xam na li yàlla moo ko wàccee suñu kaw daf ñoo waroon dal moo tax borom bi di wax ne yéen saa salaam ne ko qul la yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkal mu'minun ne ko waxal amul dara loo xam ne dina dal suñu kaw dul li nga xam ne mooy li borom bind ngir ñun bu dul loolu leneen mun ñoo dal dul yàlla bind ngir ñun boo demee surtout xadit mi wax ne lu tax ma def ko pour ngeen bañ a caalit ci bu amee lu métti lu leen dal waaye ngeen bañ a naagu si bu amee lu bànneex bu leen dal parce que yàlla bëggul koo xam ne dafay réeréeru bëggul koo xam ne kat dafay wane boppam kon yow sama mbokk jullit bu ñu xoolee ponk ngëm yi juróom benn ponk yi buñ ko xoolee bàyyi ko xale sistantal ko da ngay gis ne que ndeke ngëm yàlla subhanahu wa taala ak li nga xam ne mooy jëf ay jëf yu baax dafa nekk loo xam ne kenn mënu koo xàjjale maanaam nit ki bu fekkee gëm na borom bi subhanahu wa taala ay jëfam mënut a waroo ak ay ndigle yi nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala def mënul nekk di sax si ay bàkkaar te fekk moom muy gëm borom bi subhanahu wa taala mënul nekk parce que ngëm yàlla subhanahu wa taala ak jëf yu baax mënuñoo ànd dañoo bokk bu fekkee ne ngëm gi mu ngi fi say jëf dafay daal di nekk jëf yoo xam ne jëf yu baax lay doon bu fekkee say jëf baaxul nag xolaatal sa ngëm ba xam mu ngi fi parce que jëf yu bon ak ngëm mënuñoo ànd moo tax borom bi subhanahu wa taala yàlla yonent sallallahu alayhi wasallam di wax ne xol bi moom mooy conditionné yow say jëf moo tax mu ne alaa wa inna fil jasadi mudxa iza salahatul jasadu kullu wa ida fasadatil jasadu kullu alaa wa hiya al qalb nee na nit ki sa jëmm sa yaram am na benn yàpp bu si nekk benn morceau de chair boo xam ne bu fekkente ne baax na wér na mu ngi ànd ak ngëm yàlla subhanahu wa taala yow say cër yëppay baax yëppay wér say jëf sa làmmiñ say nopp say gët duñ def leneen loo xam ne kat lu waroo ak yàlla digleel waaye bu fekkee dafa nekk koo xam ne dafa xomaat daal di feebar sa jëf dafay feebar moo tax ngay wax lu dul dëgg moo tax ngay xool lu baaxul di déglu lu baaxul di dem fu baaxul di bàyyi ay jaam yàlla parce que sa xol moom moo feebar moo tax parce que ngëm moo fa manqué moom moo tax kon mbokk yi ngëm yàlla lu doy waar la waaye tamit mbokk yi ñu xam ne yéen saa wax ne beneen xadis yi bu wane ne ba tey ngëm yàlla ak jëf yu baax mënuñoo ànd muy wax benn xadis muy laa yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu saariq xiina yasriq wa huwa mu'min wala yashrabu alxamra xiina yashrab wa huwa mu'min nee na nit ki nga xam ne moom mooy njaaloo maanaam moment bi nga xam ne mu ngi njaaloo mu ngi sax si njaaloo na xam ne boobu àndul ak ngëm yàlla maanaam nit ki bu gëmee yàlla mënul nekk si njaaloo mu ne waaye itam kii di sàcc na xam ne la fekk mu nekk di sàcc daa fekk ne xolam dafa amul ngëm moom moo tax des moom garaawul tey den mbokk demeewul noonu yàlla subhanahu wa taala day xool sa xol nga xool sa yéene ak sa ngëm yàlla waaye tamit day xool say jëf ndagam méngoo na ak yow li nga prétendre ne moom loolu nga gëm moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne afa man kaana mu'minan ka man kaana fasiqan laa yastawuun ndax dinañ yem ki nga xam ne kat moom moo gëm yàlla subhanahu wa taala ak ki nga xam ne ab kàccoor la nee na déedéet ñoom duñu yem mu ne amma allazina amanu wa amilu solihaati fa lahum jannatul ma'wa nuzulan bima kaanu ya'maluun foofu moo si am solo maanaam ñi gëm yàlla te jëf yu baax yàlla dina leen fay ay ajjana waaye kat mu nekk ab payoor buy dellu ci liñ doon jëf du woon ci ngëm ga mais ngëm gi àndoon ak jëf te boo demee sa alquran da ngay gis ay yu bëri yàlla danaan inna allazina amanu wa amilu salihat ñi gëm tey jëf yu baax boo ñëwee surtout asri ñëpp a ngi perte mu des ñi gëm tey gëm-gëm yu baax nit dama ko bindoon bind mu rafet surtout tiin mu wàcce ko ba si degré bu gën a suufee ba mu des ñii gëm tey jëf yu baax ñii di gëm jëf yu baax kat ñoom ñooy ñëw àjjana suratul Kahf si aay yi nga xam ne mooy aay yu mujj kon mbokk yi lii di wane ne dakate ngëm yàlla kese doyul waaye ngëm gi il faut mu ànd ak ay jëf te ala kulli xaal bi fi ngëm nekkee il faut que jëf yi nekk jëf yoo xam ne jëf yu baax lay doon mais mënuñoo waroo mbokk yi ñu jeexal di fàttali suñu ay mbokk que ne benn bés benn saxaaba dafa ñu ngi si sallallahu alayhi wasallam nekk man kat bëgg naa nga wax ma si islam nga tënkal ma ko tënk boo xam ne dootuma dem si kenn di ko laaj lan mooy islam nit bi nekk qul amantu billahi summa staqim qul amantu billah summa staqim waxal man gëm naa yàlla
waaye nag na nga tegu si njub waxal gëm naa yàlla waaye na nga tegu si njub kon bu fekkoon ngëm kese la kat mu nekk gëmal yàlla rek mais tegul si njub tënk na lépp digle yi nekk ci tere yi moytu ko kon mbokk yi nañ bàyyi war xel lu baax ci loolu nañ bàyyi xel si suñu ngëm yàlla subhanahu wa taala parce que loolu moom may tax ba bés penc buñ ñëwee kat yàlla mën a nangu suñu ay jëf yi ñu doon jëf muy jëf yu baax waaye itam bu fekkee ne nangu nañ wala bëgg nañ xam ba xam ndax suñu gëm mi wala déet nañuy xool suñuy jëf fan la jëf dem bu fekkee suñuy jëf mu ngi tënk ci def lu baax nañ sant yàlla subhanahu wa taala kat am yaakaar ne suñuy jëf kat ñun kat nekk nañ ñoo xam ne ñu gëm yàlla lañ waaye bu fekkee ne jëf yi demul foofu mu dem si safaan di bàyyi ay julleek ay woor nekk ci ay bàkkaar sax si mbokk na nga tuubaat delluwaat si borom bi subhanahu wa taala jébbaluwaat si borom bi subhanahu wa taala delloo sa ngëm si yàlla subhanahu wa taala ngir kat nga nekk koo xamante ni ku nekk di dëgg jullit ngay doon kon mbokk yi yal nañu yàlla may ay ngëm yu dëgër yal nañu yàlla may ay imaan yu kawe yàlla ñu borom bi subhanahu wa taala yëmbal ba ñu mën a jëfee suñu ay iman rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر